asalaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen a taamu Time for Africa TV ba di fi seetaane xabaar yi comme semaine bu dal di jotanti dal di teew ngir jukki leen li ko gën a fës ci xabaar yi bokk na ci gannaaw élection législative yu 31 juillet bu ñu daal di joxe résultat yi ba pare xam la ci daal di tukkee ki nga xam ne nag mooy Pape Diop boo ko gis-gis moom mujj na daal di jël ndogal ngir fekki coalition Benno Bokk Yaakaar loolee sax moo tax ñoom ñu daal di am li nga xam ne mooy majorité absolue di ngeen ko dégg ci xabaar dinañ wax tamit ci au conseil des collectivités territoriales opposition bi ñoom dañoo daal di nam amal benn proposition de loi foole ca assemblée nationale ñoom dañoo gis ne ACT ñoom taal gis nañ ne amulu leen benn njëriñ dañuy wax tamit ci immigration clandestine jamono ji nag dafa daal di amaat ak doole ndaw yu bari ñu ngi daal di wutali tugal mbir moo ne la lu ko waral lan moo tax ndaw yi bëggatuñu toog ci réew mi hôpital Aristide Le Dantec bi nga xam ne dañ ko war a daal di yeesal na nga xam ne ñoo fay liggéey mbir mu nu mel nag metti na leen xabaar yi bitim réew tàggat yaram mooy ndar képpe bi la jotaay léegi-léegi ñu daal di yaatal ñu nuyoo waat leen beneen yoon yéen ñi nga xam ne yéen a teewlu xibaar yi fii ci télévision Time for Africa TV comme nu ñu leen ko waxee l'intercoalition Yewwi Wallu gannaaw bu élection législative yi daal di jàlle ñoom nag dañoo daal di janoo ak ñi nga xam ne nag ñooy taskati xibaar yi ñoom nag ñi ngi daal di déplorer li nga xam ne moom lañ daal di gaawto woon ngir daal di joxe résultat yu élection législative yu 31 juillet ak intercoalition bi sax ñoom daal di nañ souhaité ngir daal di woon def li nga xam ne mooy recours ci conseil constitutionnel ñu daal di déglu Déthié Fall ak li nga xam ne loolu la ci daal di addu. yàlla def na lépp lu ñuy def rek dañ koy documenté parce que nous continuerons à rester des scientifiques rigoureux moo tax lu ñuy def rek dañ koy documenté moo tax ma indaale ñi nga xam ni ca bés ba avant proclamation résultat par la commission nationale de recensement des votes déposé nañ que ci bureau bu assistant bu secrétaire général mooy irrégularité yi nga xam ni jotoon nañ ko gis ak lan ca namoon ba ñu defal ñu décharge boobu ngeen gis nii signature bi gis ni cachet boo dee xool ci document bi PV yi nga xam ni moom la ñu jotoon gis irrégularité yi ñoo ci nekk mais tamit li ñu demandé woon commission nationale bi mu def ko comme traitement wu PV boobu ak département yi nga xam ni ñoom la ñu gisee yooyu lan lañ ci xalaat donc lii mi ngi ci PV bii dem conseil constitutionnel parce que document wu commission nationale de recensement des votes la et gis ngeen cachet bi gis ngeen signature bi mooy également la même chose ci deuxième document bi moo koy accompagner mooy lettre bi accompagner irrégularité yi gis moo tax buy nit ñi di wër ci plateau yi di wax ñun daan naan tekk te xam ni waxtu dina ñëw tontu ñëw mais tontu ak preuve parce que ku nekk xam na lu ni c'est une intercoalition très sérieuse donc document yooyu dina dem conseil constitutionnel document yi accompagner PV bu commission nationale de recensement des votes. mu mel ni tontu du daal di forox gannaaw bu Déthié Fall waxee woon jooja wax ci élection yi ak la fa daal di tukki ak précipitation bi ki nga xam ne nag mooy présidente commission féminine bu COJECAR moom itam dafa daal di amaloon point de presse ngir daal di tontu gis ne ñi nga xam ne nag ñooy intercoalition Yewwi Wallu ñoom nag li nga xam ne dañ koy daal di wax to teguwul fenn lu may ay manipulation ngir daal di jaxase xelu askan wi daal di déglu ki nga xam ne mooy Ndeye Yacine Sène. la coalition Yewwi Wallu man coalition boobu dama ko gëmuma ko parce que ñoom du ñu xalaatoon ne coalition war na am tout au début doo ñëwee di voter dañ teg feuille yi Wallu teg feuille yi Yewwi mais lan moo tere woon ñu boole Wallu Yewwi biñ demee nag ba jikko seen jikko saytaane yi ñëwati ñu soog a ñëw nag commencé di ruube
di bëgg a yàq ne dañuy def coalition boo xam ne gëmuñ ko liy wane ne gëmuñ ko rek tey seen point de presse bi on a noté l'absence de Ousmane Sonko, on a noté l'absence de Khalifa, on a noté l'absence de Aïda Mbodj, de Gakou et de Bat. Coalition boo xam ne Bat du ñëwee jàkkaarloo ak Ablaye Wade mii nga xam ne terrible na ba ñëw Sénégal mais bu jàkkaarloo ak moom Bat dina rus ñaata yoon da ko fi wax musiba donc coalition bi dafa nekk coalition boo xam ne du dem nañu bàyyi di manipuler sénégalais yi di jéem a nax sénégalais yi lu mënul nekk dañuy xam ne mënul nekk fi mu nekk nii taxaw pour yàq rek nguur bi nga xam ne ñun yor nañ ko waaye tuuti nañ ci def ko ñun ñëpp gëm nañ ne coalition bi du def ndaxte dégg naa aussi sànq ñu naan di wax ci PV conseil constitutionnel bi ne dañuy bàyyi recours bi ñu doon def mais loo dem ba engagé wu ba xam ne lii doo demee doo si am ndam da ngay dellu ginnaaw. gannaaw loolee ñuy wax ci conseil constitutionnel mu nga xam ne gannaaw bu élection législative yi daal di jàlle ñoom tamit dëggal nañ résultat yi nga xam ne moo fa daal di tukkee ñoom sax ñu daal di xam ne Benno Bokk Yaakaar moom am noona lu ci toll juróom-ñett fukk ak ñaari siège ki ci topp nag mooy intercoalition Yewwi Wallu ngir ñu gën a xamlante ak la fa daal di tukki woon ak li conseil constitutionnel daal di xamle ñu daal di déglu leeral yi ak sunu naataango. conseil constitutionnel nag ki nga xam ne nag moo ko daal di jiite mandat bi sax war na daal di jeex fukki fan ak benn ci weeru août ñi nga xam ne nag ñoo ko daal di jiite muy juróom-ñaari charge yi ñoom nag daal di nañ publier résultat définitif yu élection législative yu fanweeri fan ak benn ci weeru juillet 2022 bi ñu daal di génn commission nationale bu recensement vote nag moom li mu daal di jox ñi nga xam ne mooy coalition bu Benno Bokk Yaakaar mi ngi toll ci juróom-ñett fukk ak ñaari siège ñoom nag am nañu lu ci tollook juróom fukk ak juróom ñaar ci département bi ak ñaar fukk ak juróom ci liste proportionnelle Yewwi Askan Wi nag moom mi ngi am lu ci tollook juróom fukk ak juróom benn siège am lu ci tollook fanweer ak juróom-ñeent ci départemental bi fukk ak juróom-ñaar ci liste proportionnelle Wallu Sénégal nag moom mi ngi am lu ci tollook ñaar fukk ak ñeent ci ay siège am lu ci tollook fukk ak juróom benn ci département juróom-ñett ci liste proportionnelle bi lii nag ñu daal di gis na serviteur moom benn siège la am ak Sénégal benn siège Bokk Gis Gis Liggéey benn siège coalition naataange moom dafa amul benn député waaye li nga xam ne nag moom lañ daal di seetlu mooy gannaaw nombre yi nga xam ne mooy nombre voix toll ci 25 833 ak recours yi nga xamante ni dañ ko daal di rejeté ci conseil constitutionnel Cheikh Alassane Sène moom dafa daal di estimé ne ci résultat yi nag nga xamante ni nag mooy Cheikh Alassane Sène moom mu daal di jàpp ne commission nationale bu recensement de vote bi nga xam dafa daal di attribuer benn siège supplémentaire bu Benno Bokk Yaakaar teg ko ci base au plus fort reste moom mu gis ne ci jamono boo xam ne ñu ngi daal di am lu ci tollook ñaar fukk ak ñeenti siège application quotidien daal di appliquer li nga xam ne mooy quotient électoral moom mu gis ne lii daal nekkul loo xam ne dafa éligible ci seconde répartition bi. ñi leen ko waxee woon rek ci bopp xabaar yi liñ doon ruumandaat mujj na nag daal di leer ki nga xam ne nag mooy Pape Diop président bu Bokk Gis Gis gannaaw bu mu daal di jëlee ndogal ne moom day daal di fekki fi nga xamante ni mooy coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne amutoon majorité ci assemblée nationale moom nag dem bi nga xam ne nag dem na mooy tax mu daal di am majorité fële ci assemblée nationale. Pape Diop ñu daal di ko teewlu mu daal di indi ay leeral ci lan moo tax mu daal di jël bi les décisions. maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp di wax ni dañu jóge ci ay élections mu nekk une situation boo xam ni musul am ci réew mi waaye ñu war ci kañ le peuple sénégalais parce que en définitive le pouvoir appartient au peuple moo koy jox ku mu ko bëgg a jox kon situation bi am
kenn ku ci nekk war nga ci am lecture pointue jéem ko analyser froidement mais sans sentiment parce que notre pays aujourd'hui est à la croisée des chemins. Nous devons, nous, classe politique, prendre war nañu jël suñu responsabilité man nag bu fi tolloo damay jël sama responsabilité ndaxte ñu bari ñi ngi naan cohabitation il faut bien réfléchir Sénégal fi mu toll xam ngeen ni cohabitation mënu fi am blocage institutionnel moo fi am salaire yi bloqué économie bi taxaw réew mi yëpp sonn mën na déboucher ci lu nekk te bu boobaa ñi jëluloon seen responsabilité ñooy responsable man nag damay jël sama responsabilité maa ngi ñi ma àndal ñëpp parce que lii may wax ñoom waxtaan naa ci ak ñoom consulter naa ay responsable du parti mais jotewuma dara ak pouvoir xamuñu ni ñoom itam li ngeen yëg la ñu yëg tey waxtaanaguma ci ak ñoom mais sama voix assemblée dinaa jàppale ñee pour mu bañ a am blocage au Sénégal dinaa ko def xooluma ci dara sama réew laay xool ragaluma ci dara quelques personnes yi nekk derrière des claviers là pour insulter les gens ragaluma ko man réew mi laa moo ma ñor ëllëgu réew mi moo tax ma jël décision bi. demam bii nag ci coalition Benno Bokk Yaakaar yan njeexital la mën a am ci carrière politique est-ce que dana am lu mu fa yokk est-ce que tamit ndaw yi ak peuple bi danañ ànd ak moom nag yi la jàngat ak nga xam ne nag mooy analyste politique bi di Abdoulaye Mbow andil nañ ci ay jàngat ñu dal di ko teewlu. ci sañu ni Pape Diop dem na rejoindre coalition Benno Bokk Yaakaar te def naa ni analyste yu bari ñu ngi doon xaar mbir mi demee noonu waaye jamono ji nag ku gis li xew ak ñi demoon fekki Benno Bokk Yaakaar lu mel ni transhumant yu mel ni Bamba Fall donc Moussa Sy et cetera gis nga ni askan bi topp leen donc masse électorale bi toppatul ñi nga xam ne dañuy jógee si nguur di dem dañuy jóge si opposition bi di dem si nguur de ce point de vue donc dañuy jàpp ne rek choix Pape Diop lu mu yokkal Benno rek mooy mu am majorité absolue si li nga xam ne moo di Assemblée nationale parce que 83 députés moo taxoon moo doon tax mu am majorité léegi am na ko loolu nag moo di conséquence bi mais par rapport à son avenir politique def naa ni ku ñu fal si coalition bu toll noonu nga am si benn député def naa ni soo demee itam amul benn conséquence par rapport ak li nga xam ne mooy opposition bi amul benn conséquence par rapport ak li nga xam ni moo di masse électorale bi au contraire dañuy jàpp ni masse électorale bi la lay ay mooy ëpp que la nga xam ne topp na la te boo xoolee tam biir partem ñu bari tey jii nii d'accord ñu wala boo rafetlu ñu façon bi nga xam ne demee na ko. te peuple bi moom mënut a àndati léegi ak kay dem. peuple bi c'est un peuple mature et réfléchi. te peuple bi mën na tirer conséquence. bu jamono ji defe naa ni kay dem boppam rek lay demal waaye àndul ak masse électorale bi ko votel te masse électorale bi beneen élection bu jotee itam sanction rek moo si topp. te jamono ji loolu la ñuy gis ñi woote woon woote Benno di jóge Yewwi ñoom ñëpp dañ leen duma si seen ay circonscription si élection législative yi defe naa ni loolu yëpp jàngat la boo xam ne politiciens war nañ cee bàyyi xel bu baax. xanaa loolee dañuy daal di wax ci mbirum société jamono ji nag li nga xam ne nag mooy phénomène bu immigration dafa daal di dellu si waat ak doole li koy firndeel nag mooy ñetti trafiquant migrant foole ca quai bu Mbour ci fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bi ñu génn gendarmerie bu Nianing ñoom daal dañoo daal di teg loxo lu ci tolloog téeméer ak ñeent fukki benn doomu aadama yoo xam ne ñoom dañ doon daal di convoyer ay doomi aadama yoo xam ne dañ daan wutali foole ca Togo téeméer ak ñeent fukk ak benn doomu aadama yoole nag bokk na ci ay Gambien ay Guinéen ak ay Sénégalais ñoom ñi de sax dañ leen daal di placé garde en vue ci brigade bu Nianing daal di ci ubbi ay l'enquête ci loole sax la ñuy daal di descendi ba tey ak yenn immigration clandestine ci diwaanu Sénégal mu nekk phénomène boo xamante ni day gën di yokku chiffre yi ak ni nga xam ne da nga ko bëgg di dem ak victime yi ci am ak danger yi nga xamante ni moo daal di nekk ci biir situation bi nag dañoo war a daal di toog càmbar ko xool lan moo ko daal di waral lan moo tax jën yi daal du ñu daal di bàyyi di jël li nga xam ne mooy gaal yi ngir utali tugal ñu daal di teglu Yvon Aka
ak leeral yi ñu ci andi wax ñu lan moo waral ndaw yi di amal lu nu mel. ci diwaanu Sénégal ay milliers migrants sénégalais ñoom dañuy daal di quitté réew mi ngir daal di utali tugal ngi mbir moom nag lan moo ko daal di waxal mu daal di nekk ay tomb yoo xam ne dafa daal di nekk lu samp jamono ji nag ñu gis ne ni nga xam ne nag ñooy ndaw yi africain yi mu nekk góor jigéen ñoom ñi ne nag dañuy daal di risqué lépp lu mu leen jaral rek ngir ñu daal di dem defari seen dund ñoom danañ ko def mbir mu nu mel nag day am ay njeexital ndaxte daf du yomb ngir ñu daal di traversé li nga xam ne mooy dizaine frontières yi mbir mu nu mel nag dafay métti saa su ne lii nag mu nekk loo xam ne ñu fole xew na bu yàggut foole ca Kafountine région bu Ziguinchor bu loole nag bi mu amee daal dinañ enregistré ci ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru juin benn gaal boo xam ne dafa daal di naufragé maanaam dafa daal di suux loole nag bu mu daal di amee daal dina provoqué ñoo xam ne ñu bari ñoo xam dañ cee ñàkk seen bakkan bilan bi nga xam ne nag daal dina am mu nekk loo xam ne dafa tar lool ñi nga xam ne nag ñoo ci nekk ay rescapé dana toll ci juróom-ñett fukki doomu aadama ak juróom-ñaar ñoo xam ne ñoom dañ leen daal di repêché lii nag nga xam ne am na ñeneen tamit ñoo xam ne ñu ngi toll ci téeméer ak ñeent fukk ak benn ay doomu aadama ñoo xam ne bu yàggu dara dañ leen daal di arrêté foole ca Nianing kii amal loole nag mooy gendarmerie bi gannaaw bu ñu gisee loolu ak ñu gis ne pirogue bi nag dafa amoon yéene ngir daal di départ ci ñetti fan ci weeru juillet ngir daal di wutale tugal mais mu jëntalmaa gi dafa daal di saviré fore ci large côte bu Maroc bi phénomène migratoire bi nag mu nekk loo xam ne xaajukul kon jamono ji ñu toll bay daal di jeex ndaxte jamono ji lu ñu gis mooy mbir mi dafa daal di gën di yokk kon mu mel ni ne mbir mi kon loo xam ne la réalité la te réalité bii nag ngir mu daal di jeex fii ci suñu diwaanu Afrique dana nekk loo xam ne dafa jafe loola waaye nag li nga xam ne mooy gën mooy ñu daal di xool yan tomb ak yan poñ lañuy daal di xool ngir mbir mi ñu daal di ko dakkal ci ni mu gën a gaawee ngir daal di jox jeunesse su Afrique ngir ñu gën a am espoir ci seen réew ngir mën fa toog tekkee loola dana tax ngir ñu mën a loola dana tax ngir ñoom ñu mën cee génn amaat yaakaar ci seen bopp. facteur yi nga xam ne nag mooy tax ndaw yi di bëgg utali tugal jël gaal gi ngir daal defari seen i dund lu nu mel ni koy expliquer dafa daal di bari loola bokk na ci ñàkk gi bokk na tamit ci teg pression yi nga xam ne waajur yu bari dañuy teg pression ak manque de considération boo xam ne des fois ñu ci bari dañ koy daal di dund ci seen biit kër yi loolee nag mu nekk loo xam ne ki nga xam ne mooy docteur Pascal Oudiane moom andi na ci ay leeral gis ne situation socio-économique bu réew mi tamit dana daal di tettale loole ñu daal di ko teewlu. immigration bi ñuy xale yu suñu ndaw yi di dugg maanaam ab phénomène la bi nga xam ne yàgg na fi am waaw ba tey daal jeexagul li ko waral nag mooy utumu yoonu tekki rek parce que fii suñu ndaw ñi dañuy jonkonteel ay jamono yu tar depuis ci année 2000 loolu moo waraloon sax ndaw yi votel Abdoulaye Wade mu yéeg ci nguur gi mais taxul ne seen situation amélioré wu na soo xoolee dem nañu ba ci ay diggu année 2000 yooyu nguur gi jamonoy Abdoulaye Wade def plan REVA retour à l'agriculture. agent yu brigade douane bu Kër Ayib ñoom nag dañoo daal di teg loxo ab lu bu am solo ci ay faux médicament valeur boobu nag mi ngi toll ci téeméer ak juróom-benn fukk ak benn ci ay millions ak ñaari arme à feu bu type Bakel am na ay produits yu bari yoo xamante ni tamit dañ ko daal di teg loxo douane yi tamit daal di nañ jàpp camion boo xamante ni Toyota fële ca Médina Sabax boole tamit ay contrefaçon la am valeur boo xamante ni mi ngi tolloon ci ñaar fukk ak ñaari millions même unité bi tamit da semaine bee ñu daal di génn ñoom foole ca Ndiba Ndiayeen daal di nañ jàppul ci tolloog juróom-ñaari colis ngeen jéggal ma ay faux médicament bu contre valeur loolee tamit mi ngi tolloon ci téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ci ay millions ci suñu koppar. benn koo xamante ni dafa daal di àndul ak xelam moom dañ ko daal di buntu katal dóor ko ba mu daal di ñàkk ba kanam
loole nag mi ngi amal ci centre guérison malade mentaux bi nga xam ne mi ngi daal di nekkee foole ca technopole bi ñi nga xam ne nag def nañ jëf ju ñaaw ji ñoom daal dañ leen daal di mujj tegandi loxo conclusion médicale yi li muy daal di firndeel mooy que ne kii dañ ko daal di buntu xatal def ko ay jëf ju jaabu mu daal mujj ñàkk ba kenam fole nag ca Bignona ñaari xale yoo xam ne ñu ngi toll ci fukki at ñoom nag dañ doon sëmb ci ndox mi ba tax na ñoom daal dañoo daal di mujj ñàkk seen bakkan fole ca département bu Bignona moo tax gendarmerie ba daal na fa ubbi ab l'enquête ci semaine bi ngir daal di déterminer yan anam ci la xale yi daal di ñàkkee seen bakkan ñu wax ci wàllum santé l'hôpital bu Dantec gi nga xam ne nag mooy njiitu réew mi Macky Sall daal dina jël officiellement engagement ngir daal di yeesal li nga xam ne nag mooy hôpital Aristide Le Dantec collectif défense intérêt hôpital ñoom nag dañoo jàpp ne mbir munu mel dañoo daal di violer seeni ay loi ñu gis ne patrimoine national bii nii waruñoo war a mën a teko di ko tëj wala ñuy daan dañ ko yeesal mbir munu mel mën na di ay jeexital ñu daal di déglu leeral yi nga xam ne Abdoul Wahab daaduna ko def. collectif mi nga xam ne dafa taxaw di faral intérêt hôpital Aristide Le Dantec dafa ñaawlu projet bi nga xam ne njiitu réew mi dafa taxawal ngir tabaxaatu hôpital Aristide Le Dantec laata weeru septembre ak bi ñu nekk mun nañ jàpp ni am na benn rapport bu ñu amal ci ay réserve ak ay recommandation jëm ci tuuti waayu saal yi ci polyclinique en même temps ñi nga xam ne ñooy chef service ñoom nanguwuñu benn yoon ñu toxal hôpital bi di Aristide Le Dantec te dara warulu ko lu mooy ministère de la santé bëgg a def loolu su ko defee dina indi ay jafe-jafe ci yenn maladie yi tey nag njiitu réew mi Macky Sall amal benn mise en vente bu tollu ci 7 hectares ngir mën a tabaxaate hôpital bi ci 7 hectares waaye nag collectif de défense hôpital Aristide Le Dantec moom tamit dafa amal benn plan ngir mën a tabaxaate hôpital Aristide Le Dantec. ci loolee sax la ni desandi ba tey it collectif bu défense bu intérêt hôpital Aristide Le Dantec ñoom nag gannaaw boo xamante ni njiitu réew mi jël na ndogal ne dafay daal di yeesal boole po l'hôpital ñoom daal dañuy daal di dénoncer toxal bi nga xam ne dañ ko war a toxal boobe po l'hôpital ñoom ñu gis ne mbir mu nu mel dina am ñoo xamante ni du leen daal di arrangé faaw mu daal di andi ay tàggatémbe ci ni nga xam ne ñooy fajoo foole ñu daal di leen dégloo. waaw tey nag li ñu fi dajale lu yomb la waaw yomb na naqar la tiis la waaw ñun ñëpp am naqar tey tout le personnel de l'hôpital Aristide Le Dantec dañoo am naqar waaw parce que ñun maladie rek la ñu am bu ñu demee ba toog fi yàlla ak maladie ñoo tax tey nag dañoo gis ne maladie dañ leen toroxal humilier waaw dañ leen toroxal di leen sànni ci mbedd mi ce qui li xew Aristide Le Dantec c'est grave. man dama ne lii sax mësul am ci réew mi c'est du jamais vu kenn mësu ko gis ay malades yu ñuy jël di leen sànni ci biti léegi rek laa dem intervention ci benn malade elle m'a appelé bu mu posé ma problème nee nañ ko dee da ngay génn hôpital parce que le 15 le 16 on doit fermer mais ban dëkk lañ nekk ban dëkk lañ nekk ban dëkk lañ nekk ban dëkk lañ nekk dëkk boo xam ne malades yi dañ leen di jël di leen sànni ci biti xamuñu fu ñu jëm malades yoo xam ne c'est des maladies chroniques ñi am cancer xale yi nga xam ne dañoo am cancer ce qu'on appelle les gros malades malades yu rëy yi ñu jël leen bëgg leen sànni nii la ñuy tuxoo hôpital nii lañ koy tuxale moo tax tey ñu woo leen fii pour ñu waxtaan parce que l'heure est grave li xew Aristide Le Dantec kenn mësu koo gis dama gis xamul nag lan moo ko fi jar yàkkamti bi lan moo ko waral yàgg naa ko wax xam nga mas yéen mën ngeen ma seede yàgg naa leen wax ne y a un plan de liquidation de l'hôpital Aristide Le Dantec plan boobu moo fi nekk ba léegi jógu fi dañoo bëgg a jëlee hôpital bi fii. hôpital yi nag ci nga diwaanu Sénégal rawatina ñi nga xam ne ñooy hôpital régionaux yi daanaka foo laal day métti ndax jafe-jafe yu métti yi nga xam ne ñoom dañ koy dal di dund mbir munu mel tax na nag rawatina foole ca Ziguinchor ki nga xam ne nag mooy député bu yees bi di Guy Marius Sagna moom loolee lay daal di ñaawlu moom mu gis ne nag mbir mile bu daal di dakkut moom daal gis na ne dana am ay manifestation yoo xam ne dina daal di am ci bés yi nga xam ne dinañ ko daal di dutmal ñu daal di déglu Guy Marius Sagna.
La coalition Yewwi Wallu, je ne le crois pas. Une coalition doit avoir tout d'abord, si vous venez voter, vous posez la liste de Yewwi ici et celle de Wallu par là. Mais qu'est-ce qui les a motivés à associer ces deux listes? Et maintenant, les voilà, ils ont commencé à s'aimer la zizanie dans la tête des Sénégalais. Sinon, lors de leur conférence de presse hier, on a noté l'absence d'Ousmane Sonko, de Guy Marius Sagna, de Khalifa, de Aïda Mbodj, de Gakou et de Barth. Dans une coalition où si Barth fait face à Abdoulaye Wade qui est venu tout récemment au Sénégal, Barth va avoir peur. Donc cette coalition n'ira nulle part. Qu'on arrête de manipuler les Sénégalais. Ce qui est impossible, c'est vraiment impossible qu'on arrête. J'ai aussi entendu ces recours à la Cour constitutionnelle, mais tout ça, c'est rien, ça n'ira nulle part, ils vont se replier. Guy Marius Sagna ngeen doon teewlu noonee 30e édition foire internationale bu Dakar nag ñu ngi ko war a amal ci fukki fan ak juróom jàpp fanweeri fan ak benn ci weeru décembre bii di ñëw. Annonce bi leen ki ko def mooy directeur général centre international bu commerce extérieur bu Sénégal Saliou Keita. Loolu nag mi ngi ko xamle ci alxames bi. Thème bi nga xam ne nag jàpp nañ ko ci atum ren mooy secteur privé national ak défi yi nga xamante ni bokk na ci souveraineté économique. ñu daal di teewlu Saliou Keita moom moo nekk directeur général bu CICES. wax ni ndaje bu tey bi ndaje bu am solo pour ñu annoncer 30e édition foire internationale de Dakar. bu ñu yàlla mayee ñu fekkee ko incha allah dinañ ko organiser du 15 au 31 décembre maanaam fukki fan ak juróom ci weeru décembre yóbbu ko ba fanweeri fan ak benn. waaye bu ñu waxee FIDAK muy foire de Dakar nekk na foire boo xam ne ni secteur yépp lay interpeller. moo tax ci tubaab dañu wax ni foire multisectorielle. secteur économie boo xalaat rek war nañ leen seeti te incha allah dinañ leen seeti ñoom ñépp tëj bureau yi dem seeti leen waxtaan ak ñoom secteur yépp ñëw exposé pendant la FIDAK. waaye bu ñu waxee FIDAK muy foire de Dakar ñetti mbir war nañ ko souligner parce que ñett yooyu ñoo ŋànk noonu la ŋànk mbir mi. bu ci jiitu mooy volet économique jënd ak jaay bi. beneen bi volet culturel la parce que culture produit la produit bu ñu war a jaay te ñun loolu mooy suñu mission. ñun parc d'exposition la ñu dañuy exposer lépp luy produit Sénégal fii miroir la muy ñaar. ñetteel bi bu am solo nag mooy le volet scientifique la réflexion. Banque africaine de développement ki ko jiite di Mohamed Chérif ak ministre de la coopération et du plan di Amadou Hott signé nañu ab accord programme bi alimentaire bi nga xam ne si nu mu gën a gaawee lu toll ak 79 milliards dina sukkali dund mi ci Sénégal. Ki di ministre Amadou Hott dolli wax si naan programme bi dina gën a yombal dund mi ci wàllum alimentation ci dëkk bi waaye dina gën a tax ñu wàññi importation wu farine céréale bi. ministre bi leeral na tamit ni programme bi dinañ ko taxawal ci ñett anam waaye dina gën a jàppale bile budget bu ñu sukkandikoo ci lu mu wax. phase bi njëkk dina dem ci wàllu yombal jot semence mbay mi ak lu koy leeral. bi ci topp dinañ ko tënk ci wàllum yombal jotum engrais wu mbay mi ak exploitation agricole. ñetteel phase bi dina ëmb lépp luy jëm ci saytu bile programme
ak taxawal politique du secteur agricole ki di Mohamed Chérif leeral na ni lu mat 850 000 njaboot ci Sénégal dinañu jëriñoo ci bile programme rawatina ñi nga xamante ne ñooy jigéen ñi ngir rek dooleel seeni mbay. xabaar yi bitim réew yi dañu koy daal di doore ak Rwanda ki nga xam ne nekk mooy secrétaire d'État américain Anthony Blinken ñoom nag dañoo daal di addu ci alxames ji am ay njàkkare ci question droit de l'homme foole ca Rwanda ñoom nag daal di nañ toog waxtaan ci ay discussion foole ca Kigali ak ki nga xamante ni mooy président bi di Paul Kagame ñoom nag tournée bi nga xam ne moom lañ doon amal ci bu yàggul dara tournée africaine daal di nañ aborder ay question jëm ci kaawu Paul Rusesabagina moom mi nga xamante ni nag moom dañ ko daal di décidé woon ci at mi nu génn tëj ko lu ci tolloog 20 ci ay at ci prison moom mi le nag mujj na sax daal di disposé maanaam am statut résident permanent foole ca États-Unis xabaar yi bitim yi dañu koy daal di jeexale ak foole ca Inde Cachemire benn attaque ca camp armée indienne bi nga xam ne daal dina amal lu ci tolloog 5 doomu aadama yu ci ñàkk seen bakkan bokk na ci 2 soldats laata ñu leen di abattre loolee la police bi daal di xamle mu tombeek 4 fan laatu ñuy amal seen juróom-ñaar fukkeel ak juróomu anniversaire ci indépendance bu Inde loolee la AFP daal di xamle. xabaar yi tàggat yaram dañu koy daal di doore ak Patrice Motsepe moom mi nga xam ne nag daal dina lancé officiellement Super League africaine ci àllarba ji foole ca Arusha ca Tanzanie compétition bi nag dana daal di commencé ci août 2023 mi ngi daal di war a opposé lu ci tolloog 24 meilleurs clubs yu continent africain ñu daal di jàpp sax ne 17 réew ñooy daal di représenté Afrique gannaaw bu ñu daal di njorte ak demam foole ca Olympique du Marseille nga xam ne nag mooy international sénégalais bi di Bamba Dieng moom nag dañoo daal di gis ne dafa daal di am point de chute ci première ligue moom nag donte ne am na ay yéene ngir daal di des foole ca Olympique de Marseille waaye loolee mu mel ni lu jafe la ci moom mu tombanteeg ñëwu ki nga xam ne mooy idolam di Alexis Sanchez foole ca club bu Marseille. Malang Sarr moom mi ngi toll ci 20 at ak ñett nga xam ne nag moom Monaco la nekkoon moom nag défenseur central bi nga xam ne ci wàllu càmmoñ lay daal di joué moom nag dana mujj daal di dem foole ca Chelsea def benn prêt bu toll ci benn at moom nag option d'achat bi nga xam ne moom lañ daal di fixé ci moom mi ngi toll ci 2 millions d'euros dana bokk tamit ci ñetti bonus. Helsinki ci àllarba ji ñu daal di génn Real de Madrid dafa daal di defati mënanam maanaam remporté finale coupe d'Europe bi nga xam ne moo doxoon ci digganteen l'Eintracht ak Francfort moom nag ñu daal di jël vainqueur Ligue Europa Super coupe d'Europe bi espagnol yi ñoom daal di jëlaat seen juróomeelu titre ci compétition bi daal di imposé wu lu ci tolloog 2 bal ci dara bit yoole nag ki ko dugal mooy David Alaba ak Karim Benzema. mondial 2022 daanaka lu ci tolloog ñetti weer rek moo ci des FIFA nag daal dina biral ci alxames di nu génn décision bi nga xamante ni loolu la bureau du conseil bi daal di xamle rencontre Qatar ak Équateur mooy daal di ubbi bile compétition dimanche 20 fan ci weeru novembre 2022 ngeen également 16h GMT loolu nag dana daal di débuter tamit ak Sénégal mi nga xam ne moom dana daal di football lu ci tolloog 21 ci weeru novembre ci digganteem ak Pays-Bas bu 16h jotee heure GMT. lii lañ leen andiloon ci xabaar yi semaine bi yëpp bi leen nag mooy daal di yëkkati jotaay bi di leen jox dig daje ci beneen jotaayu xabaar ci beneenu actualité de la semaine ci télévision bu mag bi Time for Africa TV télé bi nga xam ne dafay wax ak ñun di wax ak yéen seen mbégte sunu bànneex.